ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi di jégalu bu baax ci li ñu xaw a raar jàmm ak salaam la woon dañu newoon ci ay yitte yoo xamante ni def ñu tënkoon mais bu ñu sañoon duñu toog 3 jours yoo xamante ni duñu def jàngat ci actualité yi nga xam ne jot na fi xew benn bi ci mujj nag mooy kaw Boy Djiné mbir boo xamante ni ba tey li ñu gëm mooy diversion la loolu la ñu jàpp ba tey Boy Djiné donte am na yenn moyens yi mais amul kàttan ak doole bu koy permettre muy lëkkaloo ak ay forces extérieures bay dajji benn cellules yi ñu gën a sécuriser loo xam ni du gulet donc ñun bu ñuy analyser kaw Boy Djiné dañ ciy am benn gisin bu gën a yaatu duñu focaliser wu rek ci rëccëm bi mujj bi nga xamante ni mise en scène lañ ko jàppee donte am na ay mbir yi ci mën a tënk benn gisin bi mooy ni yoonu Sénégal di fonctionner ndax lu ñu seetlu te yaakaar naa ñu bari même remarque bi la ñu def mooy léegi Boy Djiné sénégalais yu ci bari dañu dem ba fan ko maanaam koo xam ne nee nañ ay ñaawteef lañ koy toppee jël alalu jàmbur donte àtte guñ ko pour am ci lu gën a leer mais teewul actuellement moom dafa am ay supporters loolu aussi laaj na benn jàngat bu am solo maanaam naka la Sénégal yegg see fii beneen jàngat bi mooy téye gi ñuy téye doomi aadama yi ci kaso yi duñ leen lett du leen firi am na ñoo xam ne seen dossier dafay sax dem ba réer ba ci Boy Djiné mii ci ñooñu la bokk dafa yore ay dossiers yu baree bari yoo xamante ni kenn gisatu ko loolu aussi waruñu interpeller ci yoonu Sénégal ak magistrat yi nga xamante ni doyuñ te moonte fac droit mi ngi nii di génn ay juriste chaque année mais mënuñu jariñ seen réew ndax xaalis bi leen waroon recruter di leen fay dugal nañ ko ci ay institutions yu ñàkk njariñ yu ci mel HCCT ak conseil économique social et environnemental ay institutions yoo xam ne dañ leen créer pour dugal fay alliés politique yu amul benn njariñ ngir askan wi moment boobu noonu magistrat yi doyuñ garde pénitentiaire yi amuñu salaire yu baax ba corrompre leen ngir rëcc prison mën a yomb du ñëpp nag waaye am na ci loolu aussi laaj taxaw seetlu ndax liy yor Sénégal ci ñàkk wóolante gi dox diggante yoon bi nga xamante ni moo war a réguler société bi ba kenn du jàdd ak population bi nga xamante ni ñoom ñoo war a appliquer loi yi relation boobu noonu ni muy yàqoo depuis jamono yu weesu bomba retardement la boo xamante ni dafa doy waar te ñu war ci àddu dañuy taxaw d'abord ci Boy Djiné li tax ñu gën ko ràññee Sénégal mooy rëcc gi mu yàgg di rëcc prison ndax bu weesoo mise en scène bi mujj moom amoon na yeneen évasion yi mu defoon rëccoon na lu ëpp fukki yoon donte amoon na ci yoo xamante ni ci ay pexe boppam la woon mais yu ci baree bari dañ ko cee jàppale te loolu administration pénitentiaire bi ñiy ceytu kaso yi ñoo ko dëggal Boy Djiné soppalikuwul amul pouvoir mystique jommalul gaay yi pour rëcc lu bari ci ay évasion am dañ ko ciy jàppale te ñu ko ciy jàppale moo ñiy teewlu ci biir kaso yi malheureusement loolu mosuñ cee dem jusqu'au bout maanaam période yi mu rëcc yëpp mosuñ ñoo topp mbir yi ba mu sës ndax buñ ko toppee rek lu baree bari dina feeñ ci biir kaso yi ba ci camp bi mujj seetlu leen bu baax a baax du mujj fenn administration pénitentiaire bi yëpp dañ leen di seetal ba ñu set wecc ne seen yónnewul ci rëcc Boy Djiné alors que ñun ñëpp xam nañ ñu kaso yi di fonctionner ci biir prison yi yamba bi mi ngi fay dugg kaso bi ay nit ñi ngi ciy génn rawatina ñi ñuy wooyee borom barke di doxi seeni soxla guddi ñibbisiwaat ndànk ci biir prison yi te gën du yegg lii yëpp mi ngi am Sénégal te ñu bari xamuñu ko noonu itam la ko ci mel ni Boy Djiné bi nga xamante nii ci wàllum moyen am na ko bu baax a baax noonu itam la am fu mu daan jaar rek ñi nga xam ne ñoo war a ceytu kaso bi ba mën a rëcc lii mooy dëgg bi ndax boo jëlee ñu ci mel ni garde pénitentiaire yi benn exemple la bokk nañ ci ñi gën a sonn Sénégal te mu de seen liggéey bokk na ci liggéey yi gën a am solo cim réew ndax ñooy superviser ñi nga xamante ni yoon daf leen teg loxo gannaaw ba ñu jalgatee ci ñooñu mu am ci ay raykatu nit ay trafiquants de drogue ak ay sàcc kaso bi itam am na ay innocent yoo xamante ni dañ leen tuumaal ñu nekk ci biir prison yi doon ay rancunier ndax dañ leen tooñ tëj leen ci lu tegul fenn nga dajale mbooloo boobu dénk leen ñoo xamante ni seen salaire mi ngi tàmbalee ci 44 900 juróom-ñetti junni ak lu teg jëm kaw tegoo leen ci ay conditions yu baax ba buñ la tëjee yow nga am xaalis doo leen mën a corrompre lii mooy problème bi njëkk ak kaaw Boy Djiné dafa comprendre système bi ba noppi xam fu muy jaar ba am li mu bëgg donc yoonu Sénégal mënoo koo régler te tàmbaliwoo pas ci njëlbeen ba mais ca mujjantal ba maanaam nit ñi bu leen attee ba noppi fan leen di yóbbu ak ñi leen di dénk yan condition la ñuy liggéeyee. bu ñu jógee ci kaso yi ñëw nag ci ñi nga xam ne ñoo war a atte bu fekkee ni kenn ci population bi dafa jalgati yoon comme que kaawu Boy Djiné moo nekk prétexte vidéo bi dañuy continuer ba tey di jël exemple ci moom buñ ko déggee moom ci ay kàddoom li muy sàkku mooy nee na ñu atte ko ndax mënatul nangu ñu koy téye ci kaso bi te xamul fan lay féetee loolu aussi dañ ko koy nangul du dëgg du yoon ñu jàpp benn doomi aadama téye ko ay at door ko àtte te buñ la àttee amaana li ñu lay daan mooy gën a néew li nga jot a tëdd loolu moo daloon Sayer Kébé dañ ko nëbb jant bi pendant des années yàqal ko njàngam perduloo ko temps xëy bés àtte ko ne ko defoo dara
bari na ay cas yu ni mel rawatina ñi nga xamante ni seen dossier kenn gisatu ko. d'ailleurs d'après yenn information yi moom Boy Djiné ay dossier am dafa réer ci biir tribunaux yi te du moom kese bari na ci ay morom te lan mooy war loolu noonu parce que Sénégal magistrat yi doyuñ daañu ñëw ci chiffres yi boo demee ci cabinet d'instruction yi fi ñuy ceytu dossier wu ñi nga xamante ni yoon def leen teg loxo benn juge mën na am ay junni cas yu mu war a régler ngeen yaakaar ne lii sérieux mën na ci am mënul nekk lii bokk na ci li tax kaso yi bari ay doomi aadama rawatina ay innocent ndax li mu magistrat yi mënul traiter junniy dossiers yi nga xamante ni mi ngi xew bés bi yàlla sàkk te naka la Sénégal yegsee ci bile situation boo jëlee norme internationale yi banqaas yi tënku yoon ci àdduna wërngal këpp dañu ne réew bu nekk 100 000 habitants yoo jël ci téeméeri junni habitants ci réew bu ci nekk war nañu am 10 magistrats yoo xamante ni ñoo leen war a taxawu kon bu ñu jëlee Sénégal bi nga xamante ni 16 millions d'habitants la normalement war nañu am 1600 magistrats junneeg juróom benn téeméeri magistrats yoo xamante ni daañu taxaw sénégalais yi mais actuellement bu ñu jëlee suñu réew 100 000 sénégalais yi ku ci am problème ak yoon ñetti magistrats dong ñoo leen mën a taxawu maanaam Sénégal 500 magistrats yu mat amuñu ko. lii tax na sénégalais boo xam ne dañ ko tuumal comme que ñun suñu réew yi dañoo gaaw ci tëj mën nga tëdd ay at kaso ñu lay soogaate soit ñu ne la defoo dara wala ñu ne la 2 mois lañ lay daan fekk yow tëdd nga 3 ans de prison te duñ la jox ndàmpaay duñ la baalu àq lii problème la ci yoonu Sénégal te moonte ñàkkuñu ressources humaines chaque année fac droit tàggat ay juristes yoo xamante ni mën nañu contribuer ci luy doxal réew mi mais dañ leen di téye ci université yi di leen former di leen fay ay bourses di financer seeni travaux de recherche def ci ñoom lépp ci xaalisu Sénégal te képp ku Sénégal financer say études boo génnee da ngaa war a jariñ sa réew delloo la réew mi def ci yow mais ñooñu bu ñu paree duñu leen insérer dañuy dem di defi leneen loo xamante ni jotewul ak dara liñ jàng lii moo bari Sénégal rawatina fac droit fan yële dañoo gis Facebook benn publication buy wax ci benn comédien bu ñu bari xam muy Mame Balla Mbow mais ndekete waa ji li muy reetaanloo gaa yi yëpp ci réseaux sociaux yi fac droit la génnee bu du woon talent bi mu am ci wàllum comédie tey ci victime système bi lay bokk maanaam jàng loolu pendant des années xëy bàyyi la ak sa bopp nga nekk chômeur. beneen jeune tamit bu génnee fac droit defoon na fi benn commentaire ci benn ci suñu vidéo ne moom li ko dimbali mooy moment bi mu nekkoon école ak université da doon pratiquer wàllum tailleur juriste de formation la mais léegi mi ngi yëngu ci wàllum ñaw di defar ay modèle di ko jaay mais ñi nga xamante ni nag ñoom amuñu talent ci yeneen domaine ñooñu naka la ñuy def dañ leen di perdre seen temps alors que magistrat yi doyuñ greffier yi doyuñ ba ci notaire yi Sénégal amul notaire yu doy alors que fac droit mi ngi former ay milliers de juristes lii beneen problème la ci Sénégal maanaam ñàkkuñu ressource bi doomi aadama yi ngi fi xam-xam baa ngi fi mais volonté moo fi newul xaalis bi liñ koy jël di ko politiquer. beneen nag bi gën a graaw actuellement nag mooy ñàkk wóolu gi dox diggante léegi population bu Sénégal ak ñiy ceetu wàllum yoon wax naa leen sànq ne Boy Djiné ci boppam léegi dafa am ay supporters te moonte ci dëkk bu normal ku ñuy tuumal wàllum jël alalu jàmbur population bi ci boppam ñoo war a exiger ñu leeral say mbir bu deen yaa jëf ñu teg la ci yoon mais boo jëlee kaaw Boy Djiné moom léegi star la dafa am sax ñu ko fan léegi lan moo waral lii parce que yoonu Sénégal rawatina juróom-ñeenti at yu weesu dañ ko doyadal ñàkkal ko solo ba néew na ci sénégalais yi ñu wóolati suñu justice boo waxee sax léegi dañ la naan dëkk bi du dëkku yoon ndax sénégalais yi mënuñu comprendre koo xam ni dafa naroon suuxlu suñu économie di defar ay faux billets ànd ceeg benn mbootaayu defkatu ñaawteef association de malfaiteurs gendarme yi def seen liggéey ba jàpp ko loxo ci poche président xëy bàyyi ko barki démb waa ji nee na sax dafa bëgg a nekk maire bandi boo xamante ni heure bii ci kaso bi la ko waroon fekk moo taxaw ne dafa bëgg a nekk maire nga xam ni Sénégal problème bu sérieux am na fi. keneen koo xamante ni moom ragu président la bokk ci li saax-saaxee suñu pétrole loo xam ne mënoon a defar Sénégal waajal génération yi ñëw ba duñu sonn kooku tey mi ngi doxi soxlaam ci biir réew mi comme si que musul def dara alors que ay génération la sacrifié moom ak magam. ñeneen ñoo xamante ni ñoom ci nguuru Abdoulaye Wade lañ bokkoon ñu sàcc ay milliards xaalisu Sénégal seen place tey kaso la ndax seen dossier lépp noppi na ay rapport ñoo leen jàpp mais dañoo transhumé dem ci Macky Sall ñu jël seen i dossier daal di koy classé toppeetuñ leen benn mbir am na ci ñoo xam ni sax dañ leen jox ay ndombal tànk bu leen doon limal ay cas fii la ñuy fanaan ñoo xam ni tooñuñ benn doomi aadama wala ñaari doomi aadama mais askanu lëmm ay millions sénégalais la ñu tooñ sàcc seeni milliards mais tey ñoo gën a nekk à l'aise ci biir réew mi que yow mii di seetaan donc lii li mu jur mooy même sénégalais lambda bi ku bokkul ci benn parti politique siiwul kenn xamu ko bu defee ñaawteef yoon war a appliquer lu loi wax dañ naan nañ ko bàyyi ndax am na ñu def lu gën a garaaw te dara fekku leen ci fii la Sénégal tollu te lii moo garaaw
maanaam ëllëg dañu nar a dem ci benn anarchie boo xamante ni Sénégal ndumbelaan lay doon bu fekkee ni sax neewagul ndumbelaan maanaam lu waay neex def ndax yëfi maa tey mooy doon norme yi loi yi dootul amati benn njariñ parce que dafa am ñu muy dal seen kaw ak ñu muy protéger te malheureusement Sénégal tey foofu la toll. moo tax président bi nga xam ne moo war a remplacer Macky Sall ci boppu réew mi am na liggéey bu rëy a rëy mooy jubalewaat sénégalais ak seen yoon ba kóolute mën a doxaat seen diggante lu ko mooy rek réew mi fam nar a jëm du baax. kon taxasolu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.